Aliou Ndongo di mag ci Abdoul Ndongo waaw moom nag daa am benn moroom élève am bu mu jàppante woon histoire bi nag mu ngi démarrer le vendredi ba ñu nekkee terrain de foot ñuy football moom ak ay moromam léegi ba ñuy football ci biir terrain comme xale ni ñuy footballee rek seen neer tàng mu am ku mu jàppante ci ak ay moromam ci équipe adverse bi léegi ba mu jàppante kooku Matar Seck léegi kooku ñëw jëlal kooku paar ba mu ko jëlalee paar léegi après ñoom ñu arrangé après ñu ñibbi loolu c'était le vendredi man boobu sax joti ma ci woon mais man bu samedi bi laa jot léegi ba samedi bi ba ñu delluwaatee encore léegi kooku noonu ak Matar ci lañ ko sotoo dóor ko ba escanté ko ba déformé même kanam gi yëpp new yi loolu c'était le samedi ba mu wàccee ci guddi gi ba mu ñëwee ci laa ko yëg sama yaay wax ma ko man tamit ma constaté ko léegi ma ni ko li garaawul mbiru xale la léegi man su ma xëyee lundi dinaa dem seen école dinaa gis seen kilifa école su ma waxtaanee ak ñoom yaakaar naa ni lii dina dakk lundi suba ma xëy 8 heures ma jiital ko topp ci ginnaawam ñu dem ma gis ay kilifaam surveillante ki ko yor ma expliqué ko situation bi moom Abdoul tamit expliqué leen li mu expliqué surveillant bi nekk jote wut ak moom keneen la doon jotel kooku ñëw nangu xeex bi ci kooku ñu sotoo ko léegi ma ne ko mais daal comme que àgg na fii mbiru xale la rek nañuy jéem a arrêté lépp mu jeex parce que ay kenn xamul fu muy yem léegi ci la ñu woo Abdoul woo Matar ba ñu woowee Matar Seck malheureusement kooku jàng siwul le lundi matin kooku ñëwul surveillant bi ne ma amul problème demal ñun dañ ci def lu ñu ci war a def lépp man tamit ma jàpp ni bon amul problème jeex na moo ñëw ñibbi si kër gi toog ba vers 14 heures ci ay moromam yu muy àndal ñëw fii ne kaay leen Abdoul Ndongo jam nañ ko mu ngi hôpital mu jóg dem fekk hôpital ci ay moromam ñu taxaw bu mat sëkk parce que ñoom ñoo les premiers soins ak li ci war yëpp début bi ay moromam ñoo ko def léegi ma ñëw ñu ne ma mu ngi nii waa hôpital bi ne ma kat blessure bi c'est sérieux parce que c'est profond et il a perdu beaucoup de sang comme que demee nii dañ ko war a évacuer hôpital régional pour plus de soins mu ànd ak moom ñu évacuer ko hôpital régional ba ñu demee li ci war lépp ci côté santé am man loolu moom important en premier lieu def nañ ko faj nañ ko ñaw nañ ko ordonnance yi garab yi lépp jënd nañ ko ba moom tey mu am tànn gi mu am ba mu paree nag ma ni sama yaay ñun defoon nañu médiation en premier lieu moo waral ñu dem école comme que nag dem àgg na fii nañ ko yóbbu yoon rek yoon def liggéeyam ma wut kayit yi ma war a wut yëpp ma dem commissariat premier arrondissement ma déposé fa sama plainte le lundi même à soir la déposé plainte bi ba mu ko fa déposé nag lundi xëy tey doon mardi ba mu xëyee doon mardi man ma xëy dem moom ba may xëy sax dama ko bàyyi muy tëdd nelaw parce que xam naa comme que blessure bi ak bopp la tout ça pour ma yóbbu ko day xaw a métti ci moom ba ma demee ñu ne ñu faaw mu ñëw pour ñu entendre ko pour ñu xam fee yi nu mu demee man leen amul problème ñu ne ko demee man leen amul problème léegi demee ñun incha allah dinañ fa dellu dossier bi foofu daal lañ ci toll waaw. yéen lan ngeen bëgg fu mu toll ñun li ñu bëgg mooy yoon def liggéeyam rek parce que médiation ñun dépassé nañ ko parce que dem naa seen école waxtaan naa def naa yëfu responsable parce que li ñu doon bañ mooy comme que mbiru xale la muy ñuy dem di fayantoo di dem ak ko ñëw te lu mel nii dafa war a servir de leçon parce que loo gis dafa am ay kilifa moo xeexut ak kenn su fekkoon ki mu doon njëkk a xeexal la sax ma comprendre moom dóor na kooku ñëw na fayu su boobaa dama koy ne demal sangu nga dem noppalu mais keneen ku bokkul ci xeex bi moo jël xeex bi ba pare da ko bett jam ko ngànnaay boo xam ne ba def ko nii ci bopp bi loolu ñëpp xam nañu jaaduwul du yoon comme que nag bett na def na ngànnaay ba pare te après écho yi ma déggaat ci ay moromam xale bi nee na pareegul ci moom doylagul ci moom kii balaa muy bàyyi dina ko rey kii nag doomu aadama la bu am ay responsable am ay kilifa ba kàddu yooyu yëpp jubee sama yaay ñu ñëw wax ko sama yaay ñu ne ko yow kat sa doom ji jógal ci moom parce que ay moromam li ñuy wax nee nañu Matar Seck nee na parewul ci moom ma leen comme que noonu la fa demee ñun nañ dem ci yoon def lu yoon war wut nañ suñuy kayit dem nañ déposer nañ suñu plainte ñu ngi topp yoon nag on fait confiance en notre justice sénégalaise lu mu tranché ñu xam ni loolu la
Matar Seck moom fan la dëkk. waaw Matar Seck d'après les informations que j'ai reçues parce que man ba léegi ba coow li commencé ba léegi gisuma ko. moom R100 la dëkk côté porte bu ndaw bi. moom d'après les informations yi ma dégg ci ay moromam naatam ñuy wax R100 gii la dëkk waaw. kon tey jii moom mi nga xam ne Matar Seck moom nee na moom pareegul ci moom kon moom li mu bëgg moom mooy rey ko. ci benn côté yéen tey jii nii lii dafay bëri ci faral bi am fii nii nga xam ne moom mooy Thiès bëri na fi loolu. yan appel ñu ñuy wax ak yan dénkaane yi nga xam ne tamit nguur gi war na ko mën a jël pour défendre li. waaw dénkaane bi ñuy def d'abord en premier lieu ñu ngi ñaaxaat parents yi d'abord. ñu ngi ñaaxaat parents yi ñu gën a xoolaat njaboot yi ñu gën a jubbanti njaboot gi. parce que d'abord avant ñuy wax justice avant ñuy wax l'état d'abord c'est les parents d'abord c'est dans les maisons d'abord en premier lieu. donc ñu ngi ñaaxaat njaboot gi rek suñu waajur yi ñu gën a xoolaat suñu doom yi. di xool di gëstu aussi di xool ci lu ñu nekk. parce que tey jii tey su yegsee fii rek parce que am na faute quelque part. parce que d'abord ñun jéem nañoo def médiation waxtaan. waxtaan boobu su abutiroon maanaam lii duñ ci àgg. mais daa am fu mu sooxee. moo tax Matar moom def lu ko neex. kar ko def ko ni mu ko war a def ko defin gu ñaaw il a perdu beaucoup de sang te plaie bi c'est trop profond. waaw comme que tey jii nga xam ne moom ngeen wuyu ji woon fee nga xam ne police premier arrondissement moom Matar moom tey jii jotoon na plainte ay waajuram est-ce que def nañu réaction ñëw xool si nga xam ne moom lañ jam wala ñaan si ndimbal ak yooyu. waa plainte bi déposé naa ko nag convocation bi yooyu yëpp génnagul. parce que affaire bi mooy faw ñu entendre ko d'abord. te moom comme que mbir mi démb la amoon. tey état de santé mayu woon ko muy déplacé parce que c'est bopp la te xam bopp xam ni c'est du sérieux. moo tax ñu ne dañuy bàyyi ba suba moom ñu dem ñu entendre ko ba pare li ci mën a xew rek yoon def liggéeyam. léegi nag cadre waajur bi sànq ñëw nañ fi. jot nañu saafonte ak sama yaay. parce que ba affaire bi démarré ba léegi ñoom suñu ñëwee ñun ñoom kilifa suñu kilifa la ñuy waxtaanal. ñoom ñëw nañu fi sànq waxtaanal ak sama yaay waaw. ñoom comme maanaam ñëw nañ fii waxtaan nañu ak seen yaay sa yaay. ñoom est-ce que ci benn côté Matar moom si jëm boppam ñu nangu naa ñëw baalu si wala lan ak lan ak lan. non Matar ci boppam. gisaguñ ko wayjuram bu jigéen lañ gis. ak magu wayjuram bu góor. ñoom ñoo fi ñëw sànq. waxtaan bi nag fekkee moo ko maire bi moo ko fekkee ak ñoom. mais Matar en personne ba coow li commencé ba léegi man teguma ko bët su ma dajeek moom ci mbedd mi sax mënu ma la wax mooy kii. parce que dama ni woon rendez-vous à la barre. nañ dem ba ci yoon. mu toog ma toog. li mu ko def nii. xaw ma da ko ëpp doole xaw ma ëpp ko doole xaw ma da koo jaay gën a sadik ou bien bandi xaw ma li mu ko mënti jaay. mais li mu ko mënti jaay lépp dëkk bi daa am yoon. waaw te su yoon ci yoon doxalee yoon. dina xam ni li mu def nii tegu ko fenn. man moo tax man au début depuis lors ba léegi Matar intéressé wu ma. nañ daje ci yoon rek. suñ fa dajee. waaw su boobaa nag nañuy lijjanti xool moom li mu def su boobaa li muy wax rëccuwu ko il est en train de vanter. dañ xool su boobaa ndax rëccu na wala rëccuwul. tey jii ñu Matar ni moom balaa moo pare ci moom dafa dee. tey jii Matar yoon woowagu ko. yéen nan ngeen di def ak moom mesure de sécurité balaa yoon di def liggéeyam. waaw mesure de sécurité yi may def ci moom ba ma xëyee nee naa sama yaay comme que am na écho yu ñu am ci Matar. mu ne pareegul ci moom. léegi man dama ne woon moom tey toute la journée. ba yoon di ko entendre bu mu génn kër gi bu mu jàngi. classe 4e la nekk. ba mu xëyee suba ba léegi génnul man maa ni sama yaay bu mu génn na toog ci kër gi. tey demul fenn parce que tamit quoi qu'on puisse dire ce sont des menaces qu'on a lancées. comme que lancé nañu ay menaces. te ñun tamit bëgguñu affaire bi dem doon ay fayantoo. mu dem ñu koy fay ngaam mën nañ ko. parce que yor na ay mag ñoo xam ne mën nañ ko Matar li mu ko def. ay magam mën nañoo dem defi ko loolu. mais su boobaa day dem di aller retour rek. day jaxasoo. te dëkk bi dafa am yoon. ñu bëgg loolu dakk benn yoon. di dakk di aussi di sensibiliser aussi parce que cas yu mel nii duñ ko war a régler benn yoon. ba ku nekk su ko gisee su xamee dina def lu mel nii lii moo ko ciy fekk. su boobaa balaa muy def dina xalaataat bu baax. moo tax ba ma xëyee ma def toute la journée génn ma ci kër gi fu ma toll maa ngi ne ana Abdoul. ma ni sama yaay bu mu génn kër gi parce que lu mënta am rek kee wax na. comme que kee wax na tamit te ñun da am fu ñu bëgg a jaar. bëgg ñoo xajamal yoon boobu. na toog ci biir kër gi rek. ba yoon dégg ko ba pare ñu xool après nu muy demee. ba lii amee en retour tax delluwaataan ngeen seen école pour wax leen conséquences yi mujjee am. waaw ba mu amee automatiquement man woo naa seen surveillante pour aviser ko de la situation. parce que tamit loo gis tamit du ñu am njiit parce que si école ba moo leen boole ba lii dal leen. kon yoon la su lii amee ma aviser seen kilifa. woo naa surveillante bi ma demee ma ne ko maa fa ñëwoon ce matin mënu ma xamee naa la ma ne ko situation bi ma leen expliqué. nii ak nii la mujj. mënu ma moom sax jot naa woo grand frère Matar. ba wax ak moom
ma ne ko en tout cas quel que soit alpha Matar li taxu ñëwul woon ce matin lundi boobu ndekete c'était pour tendre ko embuscade waajal na ko bu baax nag parce que da ko bett ko ak ngànnaay boole ci bett ko ak ngànnaay moo tax mu def ko lii waaw. Abdoul. waaw Abdoul lan moo waral tey ci lii nii nga xam ne moo nekk nii jafe-jafe yi ñu teg nii. daa ko ma doon xeexal. da ngay sigg nga wax. daa ko ma doon joteel. après si samedi bi. ñu daal di xeex. keneen daal di ñëw nangu xeex bi. léegi ba ñu xeexee pare ñu daal di xaañante. après ñu daal ñuy àtte. moom booy ñu nekkoon foofu daal di ñëw wër ko. ma daal di ñëw woo sama mag bi. léegi ba ñëwee fekk mu daal dem. léegi si lënd bi ba ma jàngisee. bay wàcc. daa may bettee ginnaaw daal may jam. lu mu la jam. kele. après ma daal dem hôpital. waaw ba ngeen demee hôpital daal di ñibbisi moom après gisaat nga ko wala. déedéet gisante wuñu de.